toujours un grand plaisir, un bonheur grandissime d'être là devant vous pour vous servir. À mes chers internautes de la TMS TV, nous sommes ici encore sur la TMS TV. Vous êtes en face de votre présentateur, Djadji, le présentateur poète. Aujourd'hui, dafa am lu xew et que quand on dit Saint-Valentin, on n'est pas là pour fêter la Saint-Valentin, mais c'est l'amour qui compte, c'est le contenu et c'est le fond. Et on va fêter l'amour. On va fêter l'amour. C'est pour cela qu'on a intitulé un titre qui s'appelle Happy Love Day. Ñu fas yéene def spécial fêter mbëggeel ci jouru Saint-Valentin. Et quand on dit l'amour, on fait allusion aux gens qui sont trompés. Quand on dit l'amour, on fait allusion aux gens ñi nga xamante ni ñu ngi dund mbëggeel muy neex. Et mbëggeel moo doon loo xamante ni bon man je dis c'est la philosophie parce que bon amour dafa indéfinissable kenn mënu kaa définir d'après moi parce que da ngay gis certains dañu naan lii mooy mbëggeel ñeen naan lii mooy mbëggeel et voilà c'est la philosophie donc mbëggeel doon loo xamante ni bànneex rek lay jur des fois mu jur naqar waaye loolu beneen kaala tey ñu fas yéene faram fàccee waxtaan ci ay thèmes yu baree bari spécial Happy Love Day fii ci TMS TV ba nga ñoo tàmbali rek dama bëgg ku nekk dem abonné bés cloche de notification bi fas yéene ñëw ñu pelloo duma ci wet nat parce que dama ci ànd ak bon koo xamante ni bon vraiment j'avais de l'estime et que tey la ñuy mës a gisee nag daan nañu déggoo muy Mballo vraiment ku baax la aussi ak Demba l'humoriste aussi Mballo nuyu nañ la. waaw cher ami ñu ngi lay fay merci pour l'invitation ñu ngi nuyu téléspectateur u TMS TV yëpp comme ni nga ko waxee di voilà bég ci gise bi voilà muy kontaan ma kontaan ñu kontaan continuer vraiment c'est un grand plaisir Demba l'humoriste. waaw doom yaay. ziar naa la. maa ngi dolli ziar bu wér. nuyoo ak waa TMS TV. waaw maa ngi nuyu mbokku internet yi di béggee ñëpp képp ku toog di seetaan émission bi di kontaan ci yow ci invitation bi bu baax vraiment di leen wax ni seen mbokku immature bi nuyoo woote na leen. il est immature voilà c'est un humoriste tout est permis chez lui lu ko neex lay wax amuma ci mënuma ci dara et vraiment c'est un grand plaisir encore ñu toogaat si TMS TV andi beneen facette et que muy télé boo xamante ni lépp lu xew rek day ñëw ànd ci ak yéen et nañu dugg suñu waxtaan ñu waxtaani mbëggeel qu'est-ce que l'amour lan mooy mbëggeel qu'est-ce que l'amour ak mbëggeel bu koy caractériser Mballo qu'est-ce que l'amour. Alors, sacrée question, qu'est-ce que l'amour? Je ne saurais répondre exactement parce que mbëggeel mooy loo xamante ni définir ko dafay jafe waaw je dirais tout simplement que l'amour c'est ce sentiment qui nous permet de vivre heureux, de se sentir heureux, complet et vraiment en vie. Voilà, c'est l'amour, c'est ce qui nous permet de se sentir en vie et de se sentir heureux. C'est une arène qui a de l'envie et autres. Voilà, c'est cet élément qui vient pour remplir ce manque qui nous empêche de vivre heureux et épanoui et complet. Je dis à mon tour que l'amour, c'est le monde de la gaieté. C'est un monde qui est joyeux. Nit ku ci nekk rek da ngay kontaan gis nga boo bëggee des fois day gis nit mu am ay problème mu sonn trop ci àddunaam mais il suffit juste que mu sentir ne am na ku mu bëgg ci xolam rek àddunaam neex donc l'amour vraiment lu neex la mbëggeel Demba. lan mooy mbëggeel. yaa ngi wax lu garaaw mbëggeel mooy loo xamante ne bu nekkee ci yow yaa tabax buñ fàttee yeneen maanaam yow buñ la doon kàjji sax doo ko faale ndax sa amour. mais kon yow mbëggeel am na doole de. am na doole waaye man duma ko dund. bu tax doo ko dund. awma boobu chance dañ may bàyyi rek. mais une fois yow mës nga dund dara ci relation mu metti la ba tax nga ni bon nga condamné mbëggeel daal. mës naa am. et comment c'était. man amoon naa benn gel boo xamante ne ndeysaan man ak moom dañoo dund lu neex am nañ 4 ans. mais gel bi dafa xëy ba benn jour ma nekk ci tata mu envoyé ma message ne ma man ak yow na fi yam. mais loo def ba mu ne man ak yow na fi yam. moo ma jaaxal. ba nii. ba nii.
Dieu mon cher c'est le pourquoi. ma dem suñu kër sama yaay teg ma loxoom ne daf may defal ma ne ko mère tegg ma sa loxo yooyu ñëpp a yem sama xol a jeex. xoolal ci. boobu laa bàyyee amour. kon yow da nga ko délaissé nii totalement. bàyyi naa ko bàyyi ma nekk dof rek nekk immature di dox ak sama immaturité nice instant moom maa ngi baax wax dëgg yàlla. kon donc mu ngi baax Mballo. t'as une fois vécu benn situation heureuse ci mbëggeel ah. waaw mais bien sûr nit képp kuy dund rek je pense que am nga ay moment yoo xamante ni dund nga ko muy nekk lu neex ci cofeel ci mbëggeel et je pense que comme tout un chacun man j'ai vécu cela et c'est des moments très forts en tout cas que j'ai partagé et je compte en tout cas je vais continuer à nourrir l'amour, à m'occuper en tout cas de cette personne que j'aime énormément et que je vais taire le nom, mais... Non, j'accepterai pas ça. On va dévoiler tout. Ici, c'est sur la TMS TV, hein, mais bon, on a une entre parenthèses. On te fait un coucou. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, li am ba des mooy mbëggeel nekk na lu yaatu. mais bu la yàlla dimbalee nga am ko bëgg mu bëgg la ngeen di mottalante parce que c'est ça l'amour xam nga tey mbëggeel dañu ci am benn incompréhension c'est-à-dire bu ñu nee mbëggeel rek on passe surtout cette génération je salue monsieur l'immature cette génération d'immature bu ñu nee mbëggeel rek dañu am benn xalaat mooy le plaisir. Ce plaisir voilà qu'on se procure entre hommes et femmes ce plaisir charnel je dirais voilà vous comprenez ce que je veux dire et donc mbëggeel c'est au-delà de tout ça parce que ce plaisir là bu nga xamante ne ki nga nekkal daf la koy jox mooy li mujj ci mbëggeel mbëggeel mooy nga gis koo xamante ne leer na la ne kii mu ngi dox guddeeg bëccëg ci lu lay yokk lu lay jëmale kanam koo xamante ne mu ngi gis li nga xam ne daf lay permettre nga avancer ci sa dund mais ki nga xamante ne bëgg na souffrir nga souffrir yow tamit pour mën a grandir pour mën a avancer parce que avancer ci sa dund mënul dëkk ci bànneex kon ñi jàpp ne mbëggeel bànneex la dañuy nax seen bopp parce que dëgg-dëgg mbëggeel mënul nekk bànneex dëgg-dëgg parce que ki la bëgg dëgg on dit souvent que qui aime bien châtie bien ki la bëgg dëgg du dëkk ci di la wax li la neex dafay dëkk ci di génnee say défaut di la wax lu la metti di la joyanti di fexe li la nit ñi dul wax parce que dañuy def semblant ne dañ la bëgg di la wax lu la neex liñ la dul wax moom mu wax la ko pour permettre la en fait nga détecter say erreur mën a jëm ci kanam voilà te olof dafay wax sa gémmeñ xasaw na sa doomu ndey moo la koy wax kon say défaut ki nga bëgg rek moom nga mën a jàkkaarlool mu sulli la ko et puis ngeen avancer c'est ça l'amour benn arène de combat la de complément aussi parce que boo ma bëggee da nga may wax dëgg et au-delà du plaisir mbëggeel dafa doon loo xamante ni dem na ba dépasser nit ñi mais apparemment actuellement malheureusement nuñ koy dundee bon l'amour c'est que du sexe nañ ma baal ci wax ji entre parenthèses c'est un mot et que daf ñuy metti trop des fois ñu ciy gis yenn yi des fois même en des cas de refus de paternalité sax day am parce que dinañ tooñ benn xale bu jigéen bañ ko yooyu yëpp tamit bon buñ toppee suñu bakkan rek dinañ ci yóbbu nañu dund mbëggeel selon ay bonteem selon ay avantage am bari na ci mais nit bëgg na nit amul dara nga jël ko présenter ko sa papa ak sa yaay ngir jàppale ko loolu avantage bu réy ci mbëggeel te dafa neex te du benn plaisir bi boo xamante ni que l'on se procure entre deux personnes donc mbëggeel dafa doon loo xamante ni bànneex la waaye buñ ci jiital plaisir Demba et quand on dit l'amour bu ñu gisee léegi nit ñi ni ñuy dundee mbëggeel ah fils kaay sama gaale fils après jaaral ñu am nañu def nangam sangam ah est-ce que yow doo amul la métti en fait. non man jàpp ma ni que dama cee war a mën a am lu ma metti mais pourquoi parce que Demba ñoom ñaar ñi ne dañoo bëggante yaakaar naa ni bu ñu amul ay temps yu ñuy war a mën a passer kon amour bi du sincère. mais attention il faut que ñu passer ay temps mais le comment quoi la manière naka lañ koy passer mbaa Demba yow kii ah. Demba mi dafa doy waar. non doy waar. non demeewul noonu juste dama xam ni que rek
yow ki nga ne moom ngay bëgganteel bu fekkente ne yéen ñaar amoo leen yenn toog yi di waxtaan kon yaakaaruma ni que amour bi dina mën a doon loo xamante ne lu sincère lay doon te kaay ma wax la dara nekkul nit ñi kese bëggante de am na ñoo xamante ne mbelentaan rek lañ bëgg maanaam sama benn copain boo xamante ne moom day dox di for ay bekk suukar di ko def ci biteel xam nga bekk suukar xaw ma bekk ay mbelentaan am ñoom si ndax rek lañ bëgg moo tax du nit kese bëggante ñëppay bëggante yow si ndax yi sax dañuy irente am na fépp au-delà de l'aspect humain ñeneen sax dañuy bëggante mais aussi Mballo dañuy fàtte waxtaan ci benn thème et que thème boo xamante ne j'aime vraiment mooy le cas des refus de paternalité parce que bari na comment tu conçois ce phénomène. waaw xam nga refus de paternité li ko foo ko gisee rek dafa fekk ne relation bi caaxaan daf ci jiitu sànq yaa ngi wax ci gise bi bien avant passer de bon temps et tout mais gise bi bu légalul rek dafay am ay conséquences du moment où c'est pas légal c'est-à-dire que y a pas de mariage entre l'homme et la femme bu fekkee gise bi mu ngi am comme ni ko sa waay waxee pour développer l'amour dinañu développer leneen lu dul amour et donc loolu donne conséquence c'est-à-dire la plupart ci góor yi bañ ne kii du sama doom dafay fekk mu nekk grossesse non désirée dafay fekk mu nekk doom bu juddu ci hors mariage et donc le premier problème c'est ça mais man je blâme ces hommes ndax góor bu ñu nee góor olof daf góor moo tax waaw góor moo tax ñu ne góor bu ñu nee jigéen mooy ji bi gën ci kër c'est-à-dire da ngay ji li gën sa kër mu daal di fexe sa kër gën a naat góor dafay doon góor bien vrai que ci erreur la mais da ngay gore nga accepter parce que ki la bëgg ba am fu mu egg ak yow bu ci doom soso mënoo ko bañal en fait loolu c'est la moindre des choses mais man je dis tout simplement à mes sœurs de s'abstenir en fait mais tamit voilà l'abstinence y a quelques questions xale jigéen ñi yamuñu dégg ma fekk mais góor ñi aussi yemuñu surtout loolu baalu parce que ñoom ñoo lay proposer ma jàppee la comme suma sœur bëgg nga te yàlla tax et on dirait que ma am ay projet de mariage ay projet yu mature ci yow et que nga seet si ma jàppale comme sama rak boo génnee ci sa xel bu gàtt nga gis keneen mu am nu mu def ak yow mais boo ma ñëwee seeti loo may wax moom de nekkate kii de du góor kii yambar la et boobu non certes dañuy waxtaan rek entre nous quoi parce que du lu ñuy def en fait du lu ñuy def mais tamit y en a des gens yoo xamante ni loolu la ñuy dund te en général refus de paternité yi loolu rek la parce que góor doo bëgg jigéen di maanaam di nga wàccee di nga wax yenn yi ñu ci bari erreur boobu nga koy commettre aussi waaw xam nga loolu doyadi la rek du leneen lu dul doyadi rek góor bu ne dafa ne duma góor moo tax ma def lii doyadi la rek parce que sa kër am na bàyyi nga fa rek te bëggoo mu jaar fi nga jaarale rakku jàmbur bëggoo ñu jaarale ko fa et man je pense et j'ai l'intime conviction que plus problème bi ci ñun góor ñi aussi damay blâmer en fait parce que boo bëggee nit def ko comme ça rek genre di nga ko dimbali ci lu bari et je pense et j'ai l'intime conviction aussi que nekk bi góor mën a nekk ak jigéen ba muy jur li yenn yi du ku jigéen ki moom moo koy forcer ku góor ki comme ne la doo góor rek tax na nga wane ne góor laa parce que yàgg nañ la ku la ëpp doole ci àll bi yàgg na la ne doo góor nga muñ ko kon bu la jigéen ne doo góor ci rukk dafa fekk nga bëgg wonewu wala nga bëgg a profiter moo tax nga naan da ngay waaw donc li ma bëgg a wax rek mooy góor ñi aussi dañu yemul parce que tey boo weetee góor voilà on te dit je t'aime en te regardant dans les yeux mais en réalité yàlla xam na ni c'est le bas qu'on voit donc Demba war nga ñu dugg foofu warul dugg foofu warul mën a dugg foofu nañ ñu bàyyi ñuy wax lu ñu neex rek voilà continue
non je le dis peut-être góor ñi peut-être sama mbokk yi dina am ñu ma mere mais li am ba des mooy nit moom bu la xasee ba bëgg te yàlla tax moom ki la bëgg te yàlla tax mooy kii sàmm sa dignité ki la bëgg te yàlla tax mooy kii fexe ba ñu lay wëy di la tagg ëllëg mais pas kii fexe di dox ci li lay déshonorer donc seytaane nag dafa bari doole comme on le dit souvent moo tax ñu war a mën a éviter yu bari mais je blâme le garçon je blâme la fille je blâme tout le monde ñi nga xam ne ñu ngi dox ci lu mel noonu en fait ñoom ñëpp lay blâmer kenn ku ne am na ci part de responsabilité. En général ñoom ñëpp la ñuy blâmer les concernant Demba lan nga ñuy wax tey ci mbëggeel ak loo ñu àndi comme humour tey bëggal tamit ñi bëggante aussi. tey dama leen di indil fii Saint-Valentin jóge laa la indil tey. Demba maanaam xoolal may ma rek Saint-Valentin mi ngi jóge ci ñaari kenn ki géwél la. Demba man je suis griot xoolal looy wax bu baax déglu rek ku jigéen ki géwél la mais ku góor ki moom du géwél ku góor ki day bëgganteeg xale bi ñoom ñaar ñuy bëggante doxal lu yàgg ku góor ki ñaan si ku jigéen ki bi mu ko ñaansee ay parents am bañ foofu la ay wàllu géer ak géwél fa la jóge. Demba seetal ci yàlla li ngay wax. ñoom ñaar biñ ne dañuy sëy may ma rek. may naa la demal. may bàyyi acca demal. ñoom ñaar bi ñu nekkee seen parents yi bañ ku góor ki comme que dafa bëgg ku jigéen ki mu ne ko nañ gàddaay daw ci leen gàddaay ñoom ñaar déglu li ma lay wax bu baax. non man kay je t'écoute attentivement. ñu gàddaay ñoom ñaar dem bi ñuy tukki ba guddi foofu lëndëm kurus gel bi ci la daanu xëm. gel bi moom. waaw moo waral yaa ngi bàyyi xel couleuru Saint-Valentin ñaatal nan la. rouge noir bi foofu la jógee ci lëndëm kurus bi mooy noir bi. bi mu yeewee gel bi ne ko lan moo la dal mu ne ko damaa mar naan ndeysaan ku góor ki ci ni mu bëggee gel bi dafa dagg ci deretam. waaye loolu for na. deret bi génn moo indi rouge bi. ñu laal la rouge noir foofu la Saint-Valentin jógee. vraiment. lu leer laa lay wax. non mais yow Demba. mais yow kon waa ji bëgg na ko de. da ko bëgg foofu la Saint-Valentin jógee moo tax Saint-Valentin fait des amoureuses la ñun bokkuñ si sax. yow tu es mature yow amoo ko bëgg. je suis mature. utal koo bëgg mais nga ngay wax sa Valentine. man kan mooy jinax yeeg mbott yeeg. non ñoom sax ak waa génération immature. ñoom sax duñ sama ay dara parce que. man dama immature dama immature sama immature bopp. am naa tim nag mooy ñoom lasga boo yooyu noonu mais xam nga rek ñun ñoo immature suñu immature bopp ñun ñooy xool lu ñuy def yëfi dof yi ñuy def ñu koy def mais ay mbóotu yoog ñoo boo yooyu noonu moom am na borom quoi. donc da ngeen réservé et vraiment c'était un grand plaisir que ñu koy dalal fii bu doon suma frère ñu xamante ci diir bu gàtt mais dafa mel ni dañoo mës a xamante ay 10 ans. vraiment ñu ngi nuyu tamit Momo Saliou le grand humoriste imam bi ci réew mi imaamu Guédiawaye yow Momo lu mu waxoon ne seen koñ. Momo nee na moom. waaw. seen waa koñ di nga ko bëgg a fal imam. Momo mel na. Momo Saliou. man nag nee naa ko bu mu jiitee doon imam ma dem Makka man jiite man. Momo fu mu jiite ma doon fa kaasu café. jeex na tàkk dañ koy bégee di ko jaare et que nag looy tàggatoo aussi. waaw maa ngi tàggu gars yi di bégee aussi ñëpp di kontaan ci invitation bu baax a baax di bégee ci waa Mbaaw aussi fu mu jógee di bégee tamit aussi ñi ma àndal. waaw vraiment mënoon nañ ne am na yeneen soxla yu ñuy doxi ñoom ñëpp am nañ si yeneen soxla yu ñu war a doxi tey. on est ensemble nous sommes tous des frères ñu bàyyi ko vraiment ñëw juste pour soutenir. kon donc maa ngi kontaan ci loolu bu baax di nuyu sama waa Gàlle. képp kuy bëggee Demba maa ngi lay nuyu. acca say page ku bëgg abonné ak yooyu. waaw Demba acteur la rek. waaw boo demee TikTok def Demba acteur dinañ la ko wan Instagram aussi amaguma nag YouTube. waaw donc dañuy bàyyi ba si kanam. incha allah rabbi yàlla dina ñëw. incha allah rabbi on va accueillir sur le plateau aussi beneen humoriste aussi. ñu waxtaane ko parce que tey moom fii daa war a mun a toj.
Alaaji Thierno Moule Sow humoriste yi nee nañu fii daa war a mun a toj moom sincèrement ñu ngi koy jaajëfal aussi moom le xalif général des Djinn ñu koy nuyu le frère kaa ñu waxtaan yow encore ñëwaat nañu ci sur le plateau suñu plateau bu yanji bi moom mooy Happy Love Day ñu ànd ci ak bon sumay frère rek parce que je dis la jeunesse ñun ñoo far ñun on est des frères ñun ñëpp ñoo far et je dis jeunesse bi bu ñu mànkowee booloo rek lépp dina yemb tey nag ñu fas yéene ñëw feete mbëggeel Rignes comédien waaw ziar naa la jaaja maa ngi lay delloo ziar mbaa yaa ngi am jàmm maa ngi am jàmm bu baax di kontaan si dalal ma dalal ni mu war a wax mu war a kaas loo xam ne lemtu naa ko fii ay fukki at ak juróom-ñett mais déedéet yow nit ñi bu ñu def rouge noir nga def jaune bëggal kon donc yow am nga loo bëgg a wax lan nga bëgg a wax ci mbëggeel yow non jaaji balaa maa ñëw yow foofu foog ma nuyu waa Kër Mbaye Fall fi ma jugoo Kër Mbaye Fall bi ma jugee maa leen nuyu di leen ziar waaw di nuyu bépp téléspectateur boo xam ne mu ngi toog di ma seetaan di yàq connexion am di ma seetaan te du yàq sax ndax li may wax nii tey di nga si jëlee xalaat dafa neex waaw dafa neex c'est l'amour li waykat boobu di wax naan li ma moom dama koy jox góor ma li ma moom dama koy jox jigéen gu ma faale mais dafa nànk est-ce que mos nga dund benn cas de tromperie ci mbëggeel saa yi loolu mooy xanaa loolu mooy géej gi am na ndox mu commencé te cas bi nu mu demee woon man daal am na benn xale bu jigéen boo xam ne woon bëgg du ma tudd sa tur bu xaar sama tudd sa tur ex nga du ma tudd sa tur xam nga bu baax li may wax te xam nga bu baax yow yaa moom wax bi du ma tudd sa tur dañ doon dund lu neex ma xamal ko géej te xamal woon géej yaa ko xamal géej xamal ko piscine te xamal woon piscine xam nga li may wax bu baax man yaa ngi toog yaa may déglu xamal la fly to fly xamoo ko woon te ku la laajoon fly to fly doo ko tontu maa la ko xamal ñu dund lu neex en fait ngoon jot heure ñu ko ñor comprends nga may yeewu laal bain xam nga génn taxaw si buntu kër gi óbbali samedi soir du ma ko fàtte mu jam lu neex. boobu ban année la. li ma lay wax nii. li ma lay wax nii c'est de 1880. si je me trompe pas. xool ma maa ngi lay wax de. non tu me trompes pas wàññi. je ne te crois pas wàññi. négocier ko rek waxaale ko rek. léegi à peu près. léegi baa ma def ko 2016. 2016 waaw c'est bon 2016 la 2016 la c'est non tout. de 2016 à peu près. à peu près 2016 la c'est tout. ah ouais. jeex na. comprends nga. taxaw si buntu gaale bi noonu yaa ma gën a xam. laal obali noonu. nga taax yaa ma gën a xam. du ma xale mais tamit. je comprends. dinaa ne biir bu xiifee jooy. 1700 nga. waaw yaa ma gën a xam. xale yi ne saraxu laa. mais ma dégg saraxu laa te xiif naa ñogaloo ma xale yi dóor nañ ñogoñal bi gaale bi. ma dem lekk laa. nga dem jëli saraxu laax yow. ma dem daw ba faqasalu lu ma solo lépp poussière. ma dem dugg si gaale bi jël saraxu laax. comprendre man nag booy bi yàgg naa dund ak moom mais man mosuma xam seen gaale xam nga ñun booy ba les ñu dundee mu waaw fa leer. amul seeti booy bi yaa ma gën a xam booy bi amul lu la seeti mais mbëggeel moom da ngeen di def pour se voir. nu ñuy def pour se voir dañuy wootante téléphone. wootante booy génn maa ngi taxaw ci boutique bi maa yaa ma gën a xam. mais seddaay dina la rey. non garaawul dañuy ñun jacket ñun tamit nag ci fëgg jaay bi nañ yaroo tamit jacket fu mu gën a diisee nañu tànn. lalu fine. mais seen relation nu mu mujjee laa bëgg xam. voilà ñëwal ci fin bi waaw moom laa lay wax nii. ñëwal fa laay ñëw ak yow yaa ma toog. mais xoolal naka laa dawee si kër gi gaaw saraxu laax ñu teg boo laax ma dóor non laax bi c'est que gis naa booy bi te booy bi lépp ndeysaan lépp lu ma daan mës a def su ma ko gisee rek day dagg mais jour boobu daggul xam nga la moo tax moo la war na xiif du mboq. man maa toog di dóor booy mi ngi taxaw sama kanam maa ngi koy gis nii mais pour man damay janneer ndax xiif gu ma xiif. ndax xiif. ma dóor ba nar a yóbbu bool laax moo caaxaanuma de. non waxal sa wax rek waxal sa wax te bu waa kii. ba nar a raxas bool bi lu ñaar raxas dama ko fobeere ba nar a yóbbu bool laax bi booy bi am na benn tur bu noonu woowee nu mu la woowee. ba mu naan mère bi naan bul yóbbu bool bi laax bi jeex na bul yóbbu bool bi booy bi ne ma subidu ma sànni bool bi. kon yow subidu nga ñu tuddee. ndeysaan c'est triste. l'amour c'est triste ndeysaan bug jooy noppi góor nga bug jooy.
bul jooy l'amour c'est triste voilà histoire am bi mu dund ci mbëggeel mu doon lu metti vraiment maa ngi koy masaw di ko ñaanal jàmm bu amatee relation yàlla defal ko ci jàmm trop mais yow lan mooy mbëggeel ndeysaan émotion bi jàpp na ci mbëggeel l'amour lu ko booba di waxee léegi jeex na only God only God mais jaaji lu gën a laa lay wax dafa leer mais jaaji yow daa mel ne trompé yow balaa bu bokk woon si Saint-Valentin de non bokk ci non après dinaa ñëw ci sama histoire yow demal rek yow demal rek mais amour na laa ko mën a tuddee amour mooy lu jóge fii cof fii jaxasoo mais mu isa amour en réalité amour am na yow pour yow amour jaaji non man góoma amour lu tax amour xam nga laa gëm xale jigéen da ngeen di fan je suis d'accord avec toi da ngeen di fan da ngeen fan ñun góor na dañuy bëgg te yàlla tax mais des fois utu leen ma buloo meen de Riñes man damaa may soppe yu jigéen tabaar fa kaaga macha allah maa leen di nuyu ku ci mel ni Mia ñoom Eva ñoom Khady Fina maa leen di bégee xoolal waxal sa wax rek bàyyi yooyu bu mu dugg au passage Pouta dafa may naan yow amal temps si jigéen et man xaw ma amour lan mooy amour man xaw ma amour man bëggeelu booy laa xamoon mais booy dañuy fan bind lettre voilà ok you know demal jëndi glace pour woo booy mburu man dama daan doxaan sax mburu laa doon wax Pouta moo ma changé kalaamu sox yow yaa ma changé n'est-ce pas daa ma tegal sa axe sama grand ñoom Abdou Niang maa ngi nuyu au passage yéen ma daan changé yéen ma changé ba ma mel ni ma mel tey kon daal yaa Demba yéen waxoo leen dara ci mbëggeel non man mbëggeel waaw man mbëggeel man instant bi na dem quoi man dañ maa trompé moo dama soo sama zone bi dafa ma rouge dafa ma noir bëgguma kenn bu ma kenn bëgg pat laa peeraanoo ma te am na histoire bu ma métti nag si amour après naa leen ko ñamal ñu dem xool jaaj ñëwaat aca après dinañ ci ñëwaat mais le grand Mballo bu ñu dee wax tamit bon nous sommes tous des grands contre petits des grands contre petits contre grands bu ñu dee wax mbëggeel est-ce que mbëggeel yem na ci entre góor ak jigéen kese alors loolu wax ju am solo la ndax mbëggeel déjà on commence par dire que ci borom bi la bawoo c'est-à-dire Dieu est amour yàlla ci sunu borom ci boppam moom mooy mbëggeel ci bëgg gi mu bëgg doomu aadama ci teral gi mu teral doomu aadama def àdduna def lépp li nga xam ne mu ngi ci àdduna pour muy servir doomu aadama doomu aadama rek moo fi nekk ci àdduna war a mën a utiliser tous les animaux ni mu ko neexee mais amul benn mala bu mën a utiliser doomu aadama te leneen lu ñu bind lu dul doomu aadama à part yàlla doomu aadama la même malaaka li muy rëy li muy am dayo du def bàkkaar malaaka du def bàkkaar lu muy am dayo julli ak jaamu yàlla rek bu ngir yàlla jugee foofu gannaaw yàlla doomu aadama mooy ñëw tegu malaaka yi doog a ñëw li ñuy ragal jinne yeeg ñoom seen ñoom ñëpp ñu ngi suñu ginnaaw donc pour wax la bëgg bi borom bi bëgg nit mais est-ce que nit bëgg na boppam c'est une question loolu mooy wax ci fi yàlla teg nit ak bëgg bi mu bëgg nit ak darajaal bi mu ko darajaal mais est-ce que nit bëgg na boppam parce que nit dafa am yoo xamante ne boo ko doxee rek da nga doyadil sa bopp mbëggeel bi dox entre yow ak say wayjur da nga ko yàq mbëggeel bi dox entre yow ak sa borom da nga ko yàq mbëggeel bi dox entre yow ak sa bopp parce que li gën a jafe loolu la l'amour de soi voilà nit day bëgg bopp boo bëggee sa bopp da ngay sàmm sa dignité comporté wu ni nga xamante ne ku la gis naw la et ci société bi tey c'est triste mais c'est la promotion de la médiocrité c'est triste mais voilà nit dafa doyadal boppam ba voilà tu vois des choses dans la société c'est voilà dafa doy waar daal c'est du calvaire jeex na vraiment dinañ ci ñëwaat spécialement man doyaluma ci Mballo vraiment c'est un grand plaisir man mu koy dégg muy wax macha allah vraiment ndax
yar bi tey bi macha allah vraiment yàlla baax na. nañ dem ba ci kanam. di bàyyi Riñaas mu may ñu dara aussi. tàggatoo nuyoo ak lan ngay waxaat tamit ci mbëggeel ñu dem. bu ma ko mayee Riñaas balaa ngay may dafa am lu ma la bëggoon wax lu ndaw ci mbëggeel. doole bi mu am. c'est-à-dire tey Sénégal la ñu nekk. ñu am ay kilifa diine yoo xamante ne fu ne ci àdduna bi ñu ngi leen di waxtaanee. te li leen ko may du dara lu dul cofeel mbëggeel bu seen wayjur bu góor bëggoon seen wayjur bu jigéen bëggoon seen wayjur bu góor. par exemple Maam Coumba Ndoye mi nga xamante ne wayjur la ci Maam Limaamu. bu ñu nettalee peut-être temps bi duñu ko may. mais histoire am bu ñu juste benn parenthèse. voilà. boo ñëwee ci moom Maam Fawade Wele aussi c'est des histoires que j'ai voulu raconter malheureusement le temps ne nous le permettra pas. Inch'Allah dañ ci ñëwaat ci yeneen un autre jour Inch'Allah. donc juste dire que mbëggeel moom mooy transformé. pour finir Léopold Sédar Senghor dafa nekk chrétien nekk président pour 20 ans. ci réew moo xam ne 95% de musulmans la. li ko may l'histoire c'est entre l'amour qu'il a poussé, c'est l'amour qu'il avait pour sa maman et les efforts qu'il a eu à faire pour sa maman. Et c'est une histoire très triste, comme j'ai dit encore malheureusement, mais on aura le temps. En tout cas, on je aura laisse le temps. mon cher ami. buñ ma ko may aussi Voilà. man bëgg naa may bokk ak Mballo plateau fii ci TMS TV. ala Thierno Moule Sow vraiment parce que réew mi dañoo soxla des talents macha allah et soxla naa man Mballo fii ci TMS TV dañ lay bàyyi ak nag kàddu gi nga décider Mballo. man ci boppam maa def faveur boobu incha allah sa waay ñëw nga. non ta nga jaaji xoolal ta nga wax ma lu ma mën a dégg. non jaaji li ma la wax nii dafa garaaw. waa raconter histoire. yow yàgg ngaa yar yow essayé mus ngaa yar ay mala genre yooyu. waaw je sais dara gënul sincère Pison ak peeram dara gënul leen sincère. ndax lan. Pison day nekk ak peeram si biir kaaf ñoom ñaar ba kenn ki feebar. keneen ki du nangoo lekk te pourtant dara jotu ko de. mais du nangoo lekk day toog calme. kee day lox mais moom day toog tamit di lox. sincère ndax bëgg bu mu bëgg quoi sincère mu sincère. kooku bu deewee 2 jours lay am moom tamit day dee. Pison men. Pison. cey Pison yàgg yar Pison nag xam ne li may wax. Mhm. Pison ak peeram. c'est que amour man gëmuma ay amour sincère wul si nit de nit du sincère si amour. ndax lan. mala rek a sincère mala mooy jur doomam léegi teg ko nii du tolal li ñay. boo ñëwee bëgg ko touché dañoo dal si kaw. vraiment. te loolu amour rek a mën a def bëgg-bëgg yëg-yëg. tu vois. léegi man loolu la d'accord quoi. mais nit tey jii yow nañ ànd dama laa bëgg yemul si gis nañ génne de bu ñu gisee génne ku nekk dina daw ut foofu làqu. ku nekk fàq. su ma àndoog sama gel tey agresseur taxaw tey génne 37. mu wut fu ma jëm de. te danga ko fay bàyyi. bañ a baax. yow de xale bi buy pare di la fas. wuy ma. aw ma yàlla dafa def aw ma. tàggatoowal temps bi xaj nañu tàggatoowal nuyu ñi ngay nuyu. voilà waaw et ñu dem gën incha allah. maa ngi nuyu waa Kër Mbaye Fall rek ndeysaan man dama leen bëgg Kër Mbaye Fall dama ko bëgg man Kër Mbaye Fall fu ma dem day fës. parce que c'est une fierté en toi c'est une fierté. Kër Mbaye Fall surtout dal jàmm fu ma dëkk. dal jàmm ndeysaan ñëpp ma bëgg ñëpp xale mag ndaw ñëw puta Abdou Niang ñëpp maa leen ziar. ak Bassum tamit ndeysaan sama grand boobu. Bassum di nga ma boole ak moom. Bassum di nga ma boole ak moom. non sama grand la grand bu cool grand bu oyof grand bu bëgg ñi bëgg ma ndeysaan bëgg ma def ma ne boppam ndeysaan kooku aw ma fay maa ngi nuyu mais nag histoire bi lii nii du histoire sax mais foog mu may la ko amul sama benn grand ñoo bokkoon puta sa gel bi puta nee na moom dafa gedd amour wala moo tax gel bu mu doxaan ba mool defar ba moo war a takk ñu këf ko tax ko. na sangatu ji. non du sanguti. kooku dafa am rab. puta def na ko 13 ans di dund loolu. kum doxaan defar ba mu mool ku fange da koy jël defar bëñi ba mool ku dul signe da ngay signe naa sa bëñi di clair mais keneen day ñëw faxasalu jël boobu yóbbu puta ne gedd na doxaan dund relation amour mu toog 2 ans affaire bi mu ne nii dafa yomb sax foog ma doxaan non puta doxaan na booy bi di dund ak moom lu neex di dund ak moom lu neex di dund ak defar booy ba booy bi clean mool booy bi daana woon sangu yow rek day sangu xam yow xam nga bu baax yow lay wax laa waxal yaa ngi comprendre mais jaaj maa lay dégg frère maa lay dégg booy bi day sangu maa ngi dégg bu baax. mais gannaaw pour dafa boo booy bi si bi dund bi naan ko sa tamit dama la bëgg mu la bëgg ndeysaan mu la bëgg heure bu ko waxee jooy pour nag yaakaar ne booy bi da koo bëgg ndeysaan booy bi gis magu puta gën a jantal puta mais xamul ne ba tey magam la booy bi nekk suufu na wàcc na suuf war na puta te xamul ne ku mu war kooku noonu magu puta la ndeysaan ba jour 14 février avant 14 bi ñëw suba la 14 février
fekk mag puuta bi da ko waroon takk fekk puuta bi ba tey mi ngi génne booy mi ngi woo téléphone booy bi di wax ak moom te xamul ne magam booy bi la war a takk ba jour takk ba puuta demoon jumaa ja bu demoon jumaa dina gis ay parents mais demul dafa bougé woon comprendre nga gérer lépp ba mu mat liñ takk sëy bi def lépp mariage lépp lendemain c'est jour Saint-Valentin ñoom ñaar ñu war a génn ñoom ñaar pour taxee faja teel war a sëlma si douche bi dugg si douche ba génn rek di jàkkaaroog booy bi ak kiiwu maquillage yooyu noonu booy war a dugg si douche bi pour xool ko ne ko mais kii ami mu ne ko ami man la ami kay mu ne ko ami tu me trompes mu ne ko ami xaaral ma ñëw jox la cadeau Saint-Valentin pour dafa dugg si waañ bi jël kuddu ñëw loqati bët bi ne ko ba pat laay doon nga doon pat incroyable vraiment c'est quelque chose de beauté d'harmonie hein de bonheur aussi chaque jour ñuy partager li non man moom laax moo tax ñu bàyyam laax saraxu laax waaw loolu dinañ fi ñëwaat entre parenthèses non foo ñu dem si kër ga nag kooku man tamit dama ko bëgg de léegi bu ci paree dañu am ñu teg non bug jooy décourage bug jooy Mballo nañ la bàyyi nga tàggatoo ak waa TMS TV. Merci beaucoup pour invitation bi ñu ngi remercier bu baax l'équipe technique caméraman yi nekk ci ginnaaw di remercier borom kër gi Thierno Moule kër gi sànq maa ngi la koy wax bi may ñëw nekk jotoon naa fi jaar donc muy nekk di def ay affaires yu am solo pour la population di tàggatoo di wax sama mbokku jeunes yi bu ngeen di bëgg leen ku leen amal njëriñ quoi voilà bu leen surtout loolu mbëggeel pour vraiment du plaisir lu am solo gis nga ci li may tëjee Barack Obama dafa bëgg Michelle Obama ñu ànd daal di souffrir ba mu nekk président États-Unis ñu xëy ànd dem restaurant Michelle Obama ak Barack Obama toog di commander le chef cuisinier bi moo ñëw parce que président la donc daf koy honorer mu ñëw di jël commande bi jabaru Obama di ree mu ne ko mais yow jëkkër ji laaj ko ne ko mais Michel lan ngay ree parce que kii gis naa ni nga koy xoolee te gis naa ne yaa ngi ree mu ne ko su ma doonul woon sa jabaru kii laay doon chefu cuisinier bi Barack Obama ne ko kon de sagal naa la ndax su ma la takkul woon kon tey xëy na yaa ngi fii di séddale ay palaat Michel ne ko foofu nga juumee ndax su ma chefu cuisinier bi takkoon tey moom mooy doon président wu États-Unis xaw ma nag yow lan ngay doon mais man xam naa ni góor gu ma takkoon moom laay def président États-Unis donc pour dire wut leen jigéen bu leen amal njëriñ jigéen boo xamante ne da leen di yokk du leen wàññi et puis du leen sonal ci ay futilité vraiment waxtaan leen projet na sérieux na jëm ci kanam de même sama sœur yi xool leen góor bu leen amal njëriñ l'amour c'est pour grandir c'est pour réaliser des projets l'amour c'est vraiment pour se réaliser et donc bonne fête de l'amour à tout le monde. Je ne fête pas la Saint-Valentin, donc je parle de l'amour en général. Bien de bonnes choses à tout le monde et beaucoup d'amour aux téléspectateurs de TMS TV. Merci pour l'invitation, cher ami. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup à Rignes aussi. Merci beaucoup à Demba, à Gayou mu àndal. Merci beaucoup équipe technique bi. Merci beaucoup internet yépp ñuy toog di ñu seetaan di wax dara. Gis nga bu ñu jëlee mbëggeel rek def ko suñu xol dinañu gaañ nañu jël mbëggeel def ko suñu xel parce que nit loo demul ak sa xel rek da ngay gaañ te yenn bêtises yi ak erreur yu bari moo koy andi di leen wax nat fii la sur la TMS TV di nuyu nat ma Valentine ma très chère je te fais un coucou di nuyu toutes les Valentines et tous les Valentins di leen wax fii la woon ci TMS TV une fête spéciale pour l'amour ñu leen di jox dig daje ba beneen fii la gaay kon yaa ngi bëgg